mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi dañu koy dooree ak bés bi nga xamante ne jagleel nañu ko liggéeykat yi di benn fan ci weeru mai ni ki tey ji ren yi nag màggale wuñu ko nañu ko daan màggale ndax mbasum coronavirus donte nag ñi nga xamante ne ñoo di liggéeykat yi demuñu jébbal seenu cahier de doléance ngeen baal ma ñi nga xamante ne ñoo di kilifa yi waaye ñenn si ñoom dool dinañu fësal seenu njàmbat Abdourahmane Li ma falfal doonu lu yomb si nga am ko fi waxal si bés bi ñu jagleel liggéeykat yi nga xamante ni daa tombeel ak weeru koor ba noppi nekk si jamonoy mbas moomu di coronavirus daanaka moo soppi lépp luy programme benn yëngu-yëngu amul fii si Ndakaaru dara yëngu fi rawatina ca Sacré-Cœur nga xamante ni ay bërëbu liggéeykaay yu bari fa la nekkee ay simili rek gannaaw loolu ñu wutali ci bërëb bi nga xamante ni fa la yëngu-yëngu yi daan amee ci lu bari saa su 1er mai daan jot place de la nation xar kanam bu ni mel lañu fi nemmeeku mu di dal bu tax yenn ci ay liggéeykat namaat lu ñu daan dund yeneen at yi ca ginnaaw. am na différence trop quoi par rapport ak ren vraiment tey xëy naa jaar place de l'Obélisque fekkuma fa kenn ba dama mujj dem raxas sama oto toog vraiment géey lool nag wax dëgg fa yàlla. daan nañ ñëw vraiment def sunu placard di dox ba bale. donc ñu fexe ba joxe sunuy problème président daal di retourné waat daf mu manqué trop vraiment par rapport ak année passée quoi. même bu fekkee ni centrale syndicale yi déposé wuñu seeni ay cahier de doléance maanaam seeni ay yitte wala sax seeni ay soxla liggéeykat bi mi ngi xamle li ko jaaxal rawatina ci jamonoy mbas gi ñu nekk. ñi nga xam ne amuñu contrat et je pense que c'est la majorité de la frange. Mais lolo, c'est un sérieux problème. Tu vois des gens qui restent à la maison, qui n'ont pas de salaire. Donc, naka la ñuy def pour subvenir aux besoins de la famille. Ñenn ñi nga xam ne ils ont des loyers à payer, ñii c'est le vivre et tout. C'est vraiment compliqué. mu di 1er mai 2020 bés bu ñu jagleel liggéeykat bu bokkul benn yoon ak yeneen yi. Abdourahmane Li fête du travail gulet ñu dal di ko amal ci anam yile ndax mbas mi di coronavirus ki nga xamante ne nag moo di Cheikh Seck di waxtaane li nga xamante ne moo di lim bu doyadi ba ñu nemmeeku ci wàllu paj mi nga xamante ne moo di wér ak wérle moom nag moo di coordonnateur bu syndicat unitaire yi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu wér gu yaram di it njiital syndicat démocratique bu liggéeykat yi yëngu ci wàllu wér gu yaram te bootu si synthèse FC ñu teewlu Cheikh Seck si jokkoom ak El Hadj Malick Cissé. fi mu toll nii ren fête 1er mai bi ak ni mu demee dafa tombeek feebar bi nga xam ne mooy mbas bi mu wër àdduna bi yëpp ñu gis ni ba mu amee ba tey économie pratiquement wu àdduna bi yëpp dafa doxatul na mu war a doxe secteur santé nag épargné wul ci mbas mi parce que ñoom ñoo nekk au front ñoom ñooy xeex te tey jii ku nekk gis na ni personnel bi doyul bu ma nee personnel bi doyul non seulement doyul mais personnel qualifié bi doyul li koy firndeel moo tey jii même fonction publique nga xam ne tey jii boo demee ci constitution mission état mooy garantir santé population bi te ñoom ñooy wax tey jii nañ def couverture maladie universelle ci biir fonction publique boobu tey jii boo jëlee 140 000 fonctionnaires ñi ci ëpp mooy enseignants yi toll nañ ci 97 000 maanaam juróom-ñeent fukk junni ak juróom-ñaar. mais boo xoolee agent de santé yi toll nañ ci ñoom 8000 kott lañu maanaam 8000 mooy juróom-ñetti junni defe naa ni tuuti na trop ci agent de santé pour mën a faj te juróom-ñetti junni yooyu mën nga jël ñaari junni yoo xam ni sax du nu ñuy faj directement maanaam du nu ay médecins. donc tey jii loolu boo ko buggee régler aussi ci déficit spécialiste paramédicaux yi aussi bëri nañ. lu toll ni ay technicien en néphro mooy ñi nga xam ne tey jii bu ñuy dialyser malade yi ñoo leen war a dialyser toll na ci ay technicien en imagerie médicale mooy ñi nga xam ne tey jii rajo yi ñoom ñoo koy def ñi nga toll na ci ñi nga xam ne aussi ñoo nekk technicien biologiste yi. Covid-19 jeexagul fii ci Sénégal te faw rek ñu daal di takku ngir mën koo xeex ba jëlee ko fi lu ni mel nag la jëwriñ yi ñu dénk wàllu wér gu yaram daal di xamle moom Abdoulaye Diouf Sarr dafa amaloon ab tukki nemmeeku sa Ziguinchor ñu teewlu ay kàddu. maa ngi leen di remercier bu baax tey dama ñëw Ziguinchor pour déjà résumer xool naka la liggéey bi doxe fii ma gis ne vraiment ci centre bi liggéey bi vraiment mu ngi doxe nu mucc ayib. Gis nañ fi personnel bu engagé
ñi leen diriger itam am engagement bu mat mais aussi si comité régional de gestion bi xamante ne gouverneur bi moo ko diriger liggéey bu am solo moo fay am may féliciter aussi le médecin chef de région di féliciter directeur hôpital bi di féliciter effectivement le professeur bi xamante ne moom moo yore opération yi expliquer ñu liggéey bi yëpp nu mu demee mu nekk loo xamante ne lu ñu rafetlu la bon nag mbir mi ñu ne guerre la contre le Covid-19 guerre bi nag dañ ko war a concevoir mettre ko en œuvre mais aussi def su suñu biir bopp que ne mbir mi de mën a nekk lu yàgg mais bu fekkente ne nag mbir mi mën na nekk lu yàgg il faut déjà que au plan psychologique ñu armé wu pour aborder les choses dans la durée aborder les choses dans la durée c'est avoir l'état d'esprit d'endurance mais loolu nag ñun ñoo si war a gunge effectivement ñi nekk si terrain bi may féliciter bu baax tout le personnel de santé li ñu gis dal na suñu xel ñu ngi leen di encourager il était important qu'au plan psychologique ma ñëw au nom du chef de l'État pour apporter mes encouragements et mes félicitations. junni ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti xale yu nekkoon ci mbedd mi ak i taalibe la ñu daal di jël rek delloo leen seen waa kër lu ni mel nag moo di dogal bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina koy jël ngir rek aar xale yi ci coronavirus Mamadou Lamine Fati. dinañu mujjee dellu seeni njaboot gannaaw buñ leen jëlee ci daara yile ak mbedd bi ngir moytu feebaru coronavirus. xale yi moom la ñu leen jëlee si mbedd bi ak si yenn daara yi nga xam ne vraiment méngawul ak anam bi war. bu loolu matee nag ñu jël matuwaay yi nga xam ne moo war tant sur le plan pédagogique encadrement que sur le plan administratif donc autorisation du gouverneur pour delloo leen seen famille. alors pour tey def naa téeméeri xale dina leen delloo si seen famille. Dakar rek am na ay xale yu bëri yoo xam ne seen parents ñi ngi si Dakar dinañ leen delloo si Dakar dinañ wër quartier Dakar yi nga xam ne fa lañ dëkk yëpp delloo leen am na délégation bi dem Kaffrine également dina delloo foofu ay xale. génne bu ñuy def xale yi lee ci mbedd bi lee doonul rek ñi nga xam ne ñooy taalibe yi. xale yi tamit di taxawàllu ci mbedd mi ci lañ bokk suñu sukkandikoo ci secrétaire général bu ministère de la famille de la femme du genre et de la protection des enfants. maanaam xale yoo xam ne dañ leen jële woon ci mbedd bi ñenn ci ay daara yoo xam ne tam nii anam ñañ fa nekk woon dëppawul ak yoon dëppawul tam ak mesure barrière yi ñu digle pour xeex ak mbas mi ñu leen fii ci centre sauvegarde ni ñu ko def fii sauvegarde noonu la ko def tey ci Sénégal yëpp lu ëpp junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti xale jëlee leen ci mbedd bi ci biir xale am na xale yoo xam ne ay xale ndongo daara ñu jëlee ci daara yi am na xale yoo xam ne nii ay xale yoo xam ne dañuy wax li ñuy wax xale yu dëkk ci mbedd bi nekku ñu ci daara nekku ñu seen i waajur bokk nañ ci xale yooyu tam te ñu koy doxal nag ci Sénégal yëpp ñu ciy sant gouverneurs yi ak préfet yi di leen ñaax pour ñu gën a continuer liggéey bi. ki topp ci préfet Pikine moom di wax ne rek dinañ jël bépp matuwaay ak jumtuwaay ba ñu génnee xale yi nekk ci mbedd bi le. voilà daara yu bëri na Pikine comme ni ma ko waxee sànq rek près de 900 daara am nañ ko. mais am nañ également ay volontaires yu signalé wu ñoo ngi ci liggéey bi di liggéey pour que ñi signalé wu yëpp ñu mën leen yóbbu incha allah. bëggatuñu gis benn xale ci mbedd bi le mu doon taalibe wala yelwaankat wooteb njiitu réew mu Macky Sall kilifa yi ñoom farlu nañ si bu baax a baax rawatina waxtu bi nga xam ne feebaru coronavirus mu ngi lëmbee àdduna bi. Mamadou Lamine Fati ñu àddu jëmee ci tolluwaayu coronavirus fii ci Sénégal ci bésu tey bi jàppale ne am na juróom-ñeent fukk ak benn nit yu yokku ci limu ñi nga xamante ne dañu am Covid-19 ci juróom-ñeenti téeméer ak benn nit yu ñu doon saytu seenub yaram ci ñoom ñoo ñekk am nag juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñett dañu leen kaa wàll mu am nag ñetti nit yu nga xamante ne xamaguñu fu ñu ko jëlee te ci ñoom ñett ñooñu ñu xamagul fu ñu ko jëlee kenn ki dafa bàyyeekoo Castor kenn ki bàyyeekoo Daaru Minam kenn ki nag daal di bàyyeekoo Ndar am na itam fukki nit ak ñaar yu nga xamante ne ñoom wér nañu am ba tey ñaari nit yu nga xamante ne ñoom seenu mbir dafa garaaw suñu sukkandikoo ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye njiital santé publique ñu teelu ay kàddu. ci juróom-ñeenti téeméer ak benn test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom-ñeent fukk ak benn dellu si nañ ci am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñett fukk ak juróom-ñett moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di topp am nañu ñett yoo xamante ne moom la ñuy wax cas communautaire mooy yi nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll may fàttali ne ñoom nag ñoo yokk mbas mi di li ci Sénégal ñett yooyu ñu ngi ci diggante Castor am na benn Daaru Minam am na benn Ndar am na benn ci malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci bërëbu fayukaay yi ñaar fukk ak ñaar bañ leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu
am nañu ñaari cas grave nag yi nga xamante ne ñu ngi leen di am ci service réanimation yi ci l'hôpital Fann ak ci l'hôpital principal yeneen malade yi seen wér-gu-yaram mu ngi am tan bi mbas mii ñuy wax Covid-19 duggee Sénégal ba léegi Sénégal nag egsi na ci 1000 cas ci bésu tey bi mu ngi toll si 1000 cas ak 224 ñoom ñoo am tey jii doomu jàngoro ji ci yooyu 300 ak juróom fukk ak juróom benn wër nañu kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji juróom-ñeent yi génn nañ àddina benn bi delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon fi ñu toll nii ñu ngi ci juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci bërëbu fajukaay yi. ki nga xamante ne moo di Ibrahima Coulibaly di ingénieur ci gestion wàllu formation moom dafa jàpp rek ne bu ñu amalee lu ñu naan stratégie avancée daañu mën a dakkal mbas mi di Covid-19 moom moomee nag bokk na si luñ mu jàpp ne bu ñu ko amalee daañu mën a ràññee ñi nga xamante ne jot nañu ne dañu am bile feebar te nekk ci biir askan wi moom njiital institut universitaire professionnel bu santé mi ngi sàkku rek ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram mu daal di lëkkaloo ak yenn ci kuréel bu ko defee ñu mën fee jëlee pandémie bi. ñu daal di teewlu Ibrahima Coulibaly ci micro Baba Ndiaye ma falfal. Sénégal moom cas communautaire man sax duma faral di utiliser concept boobu parce que cas communautaire fu muy amee njëriñ mooy fu mu nekkee ci communauté bi ñu nar ko fa seppi pour mu bañ di wàlle OMS sax ci scénario de transmission yi day wax transmission communautaire donc transmission communautaire yooyu lu doy waar la waaw. Scénario de transmission communautaire suñ ci àggee lu doy waar la looloo taxoon ñun xalaatoon nañ ci depuis le 27 mars ba bindoon bataaxal ministre de la santé et de l'action sociale pour proposer ko benn stratégie avancée boobu nag dafa di stratégie boo xam ni doo toog di xaar da ngay jóg dem ci askan wi def communication boo xam ni c'est adapté. État bi nag nguur gi moom dafa am obligation ku feebar fii ci dëkk bi mu teg loo xamante ni système la bu lay faj te faj bi ça va au-delà même de feebar bi ndax bien-être dafa jël lépp waaw aussi bien sur le plan socio-économique donc ñett levier yooyu muy taux de contact bi muy taux de contamination bi muy période infectieuse bi ndax nit ku ko am nekk ci biir këram ragal dem hôpital nit kooku day lor askan wi. ñu àddu jëmee ci ndaje bi nga xamante ne nag comité bi di saytu lépp lu jëm ci force Covid-19 daal dina koy amal mu di nag seen ndaje bu njëkk ni ki démb ne ñi nga xamante ne ñoo fay liggéey yëpp daal di koy teewee ci njiital François Ndiaye bokk na ci poñ yu bari yu nga xamante ne waxtaane nañu ko fa waaye nag ci tënk ba ñuy jeexal li nga xamante ne moom la ndaje ma dal di fësal mooy rek ne ñu nga xamante ne ñoo ciy liggéey ñoom dogu nañu ci bañ a fayeeku benn dërëm beneen ndaje bu ñu nar a amal juróom-ñaari fan ci weeru mai lañu ko jàpp dana am nag ay tànki nemmeeku yu nga xamante ne ni daañu ko amal fii si Ndakaaru ñu teewlu François Ndiaye. daj na tey fii ci building administratif Mamadou Dia pour gëstu naka la ñuy liggéeyee naka la ñuy wute ay pexe pour mën a def seen liggéey pour saytu pour xool ndax kii programme bi xaalis bi ñu joxe ci programme bi ak lépp loo xam ne bokk na ci force Covid-19 ndax yegg na ci bénéficiaires yi autrement dit ndax ñu ko soxla ñu ngi koy jot wala jotuñu ko. waaw ndaje bii di ñëw dañuy yu ñu waxtaan gën a xóotal waxtaan bi ak waa ministère yi ñoo xam ne dañu yor ay base de données maanaam ay chiffres yoo xam ne ci maanaam ci xaalis bi koppar gi ak voilà denrées yi ceeb bi diwlin bi ak yeneen denrées yi ak ndimbal bu ñu jagleel yeneen secteur économie bi. tey joxe nañu ay chiffres mais dañu leen laaj ñu gën a xóotal seen liggéey comme ça jàppale ñu ci liggéey bu ñuy def pour ñu gën a saytu ndax liggéey bi président bi santaane ndax nañ ko mun def nu mu waree. ci noonee la ñuy ndax képpee bi la jotaayu xibaar gannaaw ba ñu leen ñaanalee ndogu jàmm dañuy del di fekki Khalifa Diakhaté ngir mu bunge leen ci ndogu total Khalifa maa ngi laa nuyu. mu xëy Baas ñu ngi laa fay bu baax a baax di la bàyyi nga dem jëfandiku ji.
jërëjëf. merci beaucoup tey journée bi tàngul tey ça va Oumou Khayri est parti xam naa ne dafa yàkkamti ndogu li kon mbokk yi ñu ànd ak yéen ci seen ndogu total ci ITV ma ànd ak yéen léegi ci li ci gën a fës ñu war a dem ba ca cité Alioune Sow foofu la nag xam nga ni ngeen ko xamee dañ daan faral di amal ay conférence waaye ña ko fa daan def rawatina imam ba dafa fas yéene sukkandiku ci xarala yu bees yi ngir bés bu jot mu am ab thème boobile mu développé ko nit ñi mën koo seetaan ci réseaux sociaux yi ginnaaw gi Teranga Sénégal daañu si ànd ak yéen Teranga Sénégal mooy série bi ñu leen di jagleel saa su ne niki noonu tey jii ci li ñu yittewoo ci suñu yaram rawatina boo toogee bésub lëmm lekkoo lii gën a dëgëral bokk na ci lingom ak ay ferñeentam tey loolu la ñu Sofia fas yéene waxtaanal niki noonu yi tamit daañu dem nemmeeku ji kenn ci doomi Sénégal yi nga xam ne ab liggéeyam mooy tànn soble googu la nag dafay tànn ngir xool doom yu baax mu daal di leen di boole ba mu mat ab saaku booy xool bés bu jot dana si yàpp lu toll si ñetti saaku te booy xool daanaka bu ci nekk fukki dërëm ba si ñaar fukk la koy indil waaye bu ñu ko dajalee dana si mën a faj soxlaam tey li ñuy waxtaane ba tey ci yërmande ayu bés bi ak imam Moussa Fall mu ngi jëm ci la nga xamante ni moom mooy yéene ak jëf yéene ni ko suñu borom subhanahu wa taala considéré ci bu dee lu baax yéene ni ma ko considéré ci bu dee lu bon jëf na ma koy faye bu dee lu baax na ma koy faye bu dee lu bon ñuy ànd ak Bassirou Gueye bu ASC Jàppa bu Médina mooy doon suñu gan tey ji ci benn fan ci weeru mai atum 2020 yemook aljuma di bésub bi ñu jagleel liggéey muy fête du travail ñuy profito di leen souhaiter ñëpp bonne fête du travail. bés bu jot cité Aliou Sow daañu dalloo niki nañu ko baaxoo woon seeni conférence ak waxtaan wi nga xamante ne imam bi daanaka def si jàkka ji muy tafsirul Quran ak yu ni méngool waaye li ci bees mooy ginnaaw ba dañuy bañ jamono ji wala jàngoro ji dafay bañ ab dajaloo ba waa kër docteur daal di koy dénk mbooleem askanu Sénégal mu ngi sukkandiku ci xarala yu bees yi mu ngay def la mu daan def anam ya mu ko daan defee lenn rek moo ci uute mooy nit ñi dootuñu ko fekk si ci biir jàkk yi ñu fekki fa Moussa Fall ak Omar Kane. bés bu nekk bu takkusaan jotee fii ci cité Aliou Sow bu golf imam bi mooy amal waxtaan jaarale ko ci xarala yu yees yi. ñëwaat nañu di waxtaan ci suñu téléconférence bi nga xam ne chaque jour 17h30 lañ koy commencé di ci waxtaan suñu diina. li ñuy waxtaan tey mooy njaboot mooy ay doom yi nga xam ne yàlla may na leen ñoom ñaar ñi nga xam ne ñooy seyante. mu nekk waxtaan goo xam ni ñi dëkk ci cité bi mën nañ ci bokk mën a yónni seeni laaj. borom kër yan mooy charte yi nga xam ne diine wax na ko ci mu mun ko yore njabootam. ay laaj yoo xam ni imam bi dina ci tontu plateforme bile ab informaticien bu dëkk ci koñ bi moo ko taxawal mu ñuy xamal nan lay doxee. gannaaw épidémie bi amoon nañ groupe WhatsApp bu mag boo xam ne macha allah jullit yi nekk ci cité bi ñu ci ëpp ñu ngi ci biir groupe boobu ci lañ doon waxtaanee di ci weccoo xalaat. li ñu def donc dañoo programmer rek benn réunion Teams boo xam ne bis bu ne 17h30 bu jotee dañoo jël lien bi envoyé ko ci groupe WhatsApp boobu képp ku nekk ci groupe WhatsApp bi yaa ngi yor lien bi mën nga ko partager aussi jox ko say am di jàmm ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew dañ ciy mën a dugg ñi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal toog seeni kër ndax confinement bi tamit di ci mën a dugg kon lu ñuy def mooy 17h30 saa yu jotee rek fekk ñu julli tàkkusaan nit ñi dañuy cliquer ci lien bi. amul leneen lu ñuy def bu ñu installé application ba pare dañuy cliquer ci lien bi rek dugg ci application bi bu ñu ci duggee dafay mel ni dañoo nekk ci biir jumaa ji nekkandoo ensemble di gisante di déggante. coronavirus bi ak tëj bi ñu tëj jàkka yi tax na ba imam yi dugg ci mode 2.0. niki nañu ko baaxu bés bu jot makkaanu joriñ ji biral nañu limub tolluwaayu jàngoro ji fii ci réewum Sénégal niki tey nag benn fan ci weeru mai la yemoo ak ñu àgg li ñuy oowee barre des 1000 maanaam àgg nañu si junni
yoo xam ni bi ñu dalee ba nëgër nii junniy doomu aadama jot nañoo am jàngoro ji ñii wér nañu ñii ba tey ñu ngi leen di faj muy lu toll daanaka ci junni ak ñaar fukk ak ñeneent bi ñu dooree ba nëgër nii waaye tey càmbar nañu lu toll si juróom-ñeenti téeméer ak benn lu toll si juróom-ñeent fukk ak benn ñoo ci amee doomu jàngoro ji ñaar fukk ak ñaar ñoom ñoo ci wér. bu ñu xayma jamono ji lu toll si juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñoom la ñuy faj ci jamono ji ñu dem ca diwaanu ko Ndar Géej fekk fa Momar Alice Niang ci tolluwaayu jàngoro ji foofule ca bët gànnaaru réew mi Momar Alice salaamaaleykum. coronavirus waaye nag tey jii askan wi njàqare la ñu yeewoo gannaaw mareyeur bi nga xamante ni jotoon na dugg ci dëkk bi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett am malaise nag ba moom malaise bi ñamu dëkkaloon daal di woo ñi nga xamante ni ñoo di waa SAMU ñu ñëw jël ko yóbbu defal ko ay prélèvement yónnee ko Ndakaaru résultat yooyu nag bi mu ñëwee dafa positif moom moo bokk ci mooy cas communautaire bi nga xamante ni moom la ñu lim tey ci fi nga xamante ni moo di diwaanu dex gi ba mu amee nag jamono yi ñuy wax génn ma nga ca fële nga xamante ni moo di centre de traitement bi nekk ci l'hôpital bu Ndar ñuy saytu wàllu bu wér-gi-yaram ci lu jëm ci ña nga xamante ni jot na nekk en contact ak ñoom waa kër docteur xayma nañu limub ñaar fukki nit ak juróom yoo xamante ni jamono yi yóbbu nañ leen ci bërëb yi nga xamante ni fa lañ leen di confiné ngir nag mën a saytu seen wàllu bu wér-gi-yaram xool ndax wàll na leen doomu jàngoro ji di coronavirus am déet. ci lu jëm ci bërëb ba nga xamante ni nag fa la doon liggéeyee muy quai de pêche bu Jàmmalaay foofee autorités yi jël nañu dogal tëj ràpp quai de pêche boobee ndaamaar ya jot nañ leen génne muy camion frigorifique gi waa service d'hygiène désinfecté bërëb yooyee yëpp waaye nag tëjub quai de pêche boobu dafa indi njàqare ci ñenn ci askan yu rawet nag ñay yeggu ca diwaanu Langue de Barbarie nga xamante ni borom kër yu ci bëri ca foofee lañ doon dawee dépense cas communautaire bi nga xamante ni nag am na tax na ba autorités yi gën a tengal li nga xamante ni moo di mesures yi lu jëm ci solop masque bi jamono yi waaye takk der yi ñu ngi fépp di dox ci dëkk bi waaye di xool ndaamaar yi képp ku ñu dajal rek takkuloo masque ñu daal di lay teg li nga xamante ni moo di pap daan ci beneen fànn ba tey ci xeexub jàngoro ji ñi nga xamante ni ñoo di waa brigade service d'hygiène ñu ngi wër di saytu bërëb yi nga xamante ni nit ñi dañ fay daje muy marché yi ak li nga xamante ni moo di yenn bërëbu jotaay yi bu guddee nag bu couvre-feu bi amee dañu jaaraat ci bërëb yooyu yëpp amal fa li nga xamante ni moo di désinfection Khalifa Diakhaté. jërëjëf Momar Alice Niang bu ñu jógee ci bët gànnaar dañu dem ba ci bët saalumuk réew mi ca Sédhiou ngir daal di fay fekki suñu ndaw Ousmane Deme moo àgg ñu également nii mbir tëddee foofule ci ab diwaanam Ousmane salaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa Diakhaté daal leen jàmm ci Sédhiou ñu jotal leen xibaar yi gën a fës fan yi ñu tàmbale ko lu jëm ci mbas mi Covid 19 xam ngeen ni jamono ji Sédhiou bokk na ci fukk ak benn région ñi am ay cas bu njëkk mi feeñoon altine bi weesu indi na jaxasoo ak tiitange li ko sabab mooy ñu bëri rawatina moom ci boppam gëmuñu woon lu xew waaye résultat test yi wone nan moom mi nga xam ne mu ngi ci yoxoy docteur yi ca Kolda. wàll na lu toll ci 58 maanaam juróom fukk ak juróom-ñett nit ñu bëri ci ñoom ay mbokkam la wala jege ñaale yam ñeneen ñi nga xam ne joto nañ laalante ak ñoom den leen mber ca Mankonomba ak fii ci Sédhiou jamono ji Mankonomba nekk ci commune bu Oudoukar mer ak tiit lañ def li ko waral mooy kenn ñemewu leen jege wala jëflante ak ñoom loolu tax na sax ba ñu génne ci mbed mi dem ba wone seen nakar fàttali ne nguur gi war na leen sàmm wala gunge leen bu baax ndax lu ñu dund ci weer bu koor gi metti na ginnaaw gouverneur bi jël na dogal tere transport nit ñi ci gaal wala Jakarta ci mbas mi ba léegi Sédhiou war na am site bu bees mi nga xam ne nit ñi am feebar mbas mi falan leen faju ministre mi yor santé dina fi def sax tukki nemmeeku fii ci diwaanu Sédhiou ngir nemmeeku li fi xew lu jëm ci wàllum ndimbal nguur gi Sédhiou tàmbali na di jot wàllam jamono ji département Sédhiou jot na kéeb lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñett tonnes sunu sukkandikoo si kaddu bàyyeeku ci gouvernance département
Goudomp ak Bounkiling tamit dinañ am seen wala ci fan yi ñu jeexal ko lu xew ca Goudomp benn camion militaire moo fa def accident barke démb ci boor 16h juróom-ñaar soldat jóge Samin ñoo am gaañu ci accident mi am ci boor Asmoul ci commune bu Simbandi Balant waaye ñett ci ñoom gaañu bu métti lañ am fi mu nekk ni ñu ngi ca Kolda ngir faju ji kon Khalifa li moo nekkoon xibaar yi gën a fës ci diwaanu Sédhiou. Ousmane Demba jërëjëf ni nga ko waxee jëwriñ ñu dénk wàllug wér-gu-yaram tey kon mu ngi woon ca penku ak ci bët saalumuk réew mi ginnaaw Tambacounda Sédhiou Kolda ak Ziguinchor ngir nemmeeku anam yi nga xam ni noonu la fa mbiri tëddeeg lañ fa jot a yóbbu ci ay jumtukaay loolu kon moo doon solop nemmeeku boobile ak mbooleem gouverneur yi ci boppu comité gestion comité yi nga xamante ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu xeex épidémie fii ci réewum Sénégal ku nekk ca diwaan ba nga jiite kon ginnaaw Demba fële ca Sédhiou dañu dem ca digg réew mi léegi fekk fa Modou Sène ca diwaanuk Kaolack Saloum Modou salaamaaleykum. Khalifa Diakhaté ginnaaw bi ñu la fayee nuyu bu baax téléspectateur ITV li ñu mën a jàpp nag fii ci diwaanu ko Kaolack ci mbas mi di coronavirus mooy Kaolack mu ngi am lu toll ci juróomi cas yu nga xamante ni confirmé nañ ko ci Covid 19 juróomi cas yooyu nag ñaar ñi ñooy ñaari cas yu njëkk yi nga xamante ni région bi am na ko kenn ki nekk ci département bu Nioro ci commune Darou Salam keneen ki ci commune Kaolack gi lañ ko nemmeekoo ci ñaari cas yooyu nag kenn ki nga xamante ni moo nekkee Nioro daal wala ñaari nit ci cas contact yi nga xamante ni jotoon naa laalante ñoom ki nekk Kaolack nag jotoon wàll kenn nit jamono ji nag loolu lañ mën a jàpp am na nag ay test ya nga xamante ni des na ba léegi ñu ngi leen di xaarandi fii ngir mën a xool ndax lim bi day yokk am déet waaye liñ ci mën a jàpp ñaari nit yi nga xamante ni ñoo njëkk a am cas gi nag dañ leen a transféré ca fi nga xamante ni moom mooy Dakar ca hôpital Dalal Jàmm ñett ñi nga xamante ni nag ay cas contact lañu ñu ngi ñuy faj fi nga xamante ni moom mooy service de maladies infectieuses bu hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack loolu lañ mën a jàpp ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi di coronavirus fii ci diwaan wi ñu ngi wéy nag ci sensibilisation bi ngir gën a ñaax askan wi ñu jël li nga xamante ni moom mooy mesure d'hygiène yi waaye tamit Khalifa li ñu mën a jàpp bokk na ci tamit jafe-jafe yi nga xamante ni ñuy yëngatu ci vélo taxi muy jakartamaan yi daal nañ ko yëkkati ginnaaw enveloppe bi nga xamante ni ministre des transports terrestres Omar Youm daal dina ko yëkkati ni ki démb daal di fësal ni am lu toll ci 5,250 millions yoo xamante ni te koy jagleel ñuy yëngatu ci transport terrestre waaye jakartamaan yi gis na ñoom kenn boolewu leen ci alors que ci secteur boobu la ñu bokk ndax boobaak léegi ñi ëpp ci ñoom ñu ngi immobiliser seeni ay moto ndax ndogal yi nga xamante ni tukkee na ci kilifa yi loolu bokk ci jafe-jafe yi nga xamante ni béjj nañ ko jëmale ko ci kilifa yi ngir rek ñoom ñoo tamit ñu mën leen a boole ci programme boobu nga xamante ni kilifa yi teg nañ ko ngir rek ndàmp secteur yi nga xamante ni mbas mi di coronavirus. ni ma leen ko waxee woon ci njalbeen gi kenn ci doomi Sénégal yi lépp liggéeyam moom mooy yàpp ay saakuy soble daanaka bés bu jot dana si yàpp lu toll ci téeméer ba ci sax booy xool ñetti téeméeri ay saak yoo xamante ni bu si nekk fukki dërëm la siy fayeeku ba si ñaar fukk boo ko dajalee nag dana ko jural aslëf ci bés bi moom mi boo seetloo donte liggéey bi taxu ko yomb lool ndax weeru koor wi lii di coronavirus bi amul lenn loo xam ne rek jural na ko ci wàllu gàllankoor kon ab liggéeyam mu ngay amee nit ki na mu ko daan defee lu mooy ne coonab koor gi rek moom moo si juux xam naa bu santoon si la mbaa sàmb wala Touré sax dana gën a metti waaye alhamdulilah ñu daal di déglu Boubacar Dieng ma ko nemee ko joon ànd ceeg Moussa Fall. fii si marché Gueule Tapée bu Géejawaay fi la Babacar Diagne di liggéeyee fii foo xool soble rekk ngay gis bi Babacar tàmbalee liggéey bi nag def na ay at yu bari mu dooree ci tànn ak sol soble ci saaku balaa moo nekk commerçant. man commerçant laa fii ba pare dama fi liggéey tamit ci affaire de monnaie bar bi ak yooyu. waaw daanaka defagum naa fi presque ay 10 ans de monnaie bar parce que c'est la commencé nekk commerçant quoi jëm dugg ci njënd meek njaay mi xam nga boo fi ñëwee bees nii il faut que ñu dalal la ci wàllum liggéey bi nga commencé. di sol ay soble di yanu ay soble boo dee ba miin ko nag commencé jënd jaay ay benn ak ñaar si ngay jaare doon commerçant quoi. bés bu jot nag lu mat 2 téeméer jëm sax 3 téeméeri saak moom ak i naataangoom dinañu ko liggéey
lii doon lu metti ci yaram ak weeru koor gi lee. non doonul lu yomb parce que koor gi nga sëgg xam nga da ngay sëgg di sol presque ay 200 sacs wala 300 sacs parce que 2 personnes wala 3 personnes te saako bi li lay fay ak yooyu day xaw a tuuti tamit encore liggéey bi day xaw a métti carrément sa ndigg lépp lay jàpp sa tànk yi ni ngay toogee day métti xam nga ba pare da ngay trier bu baax bi ak bu bon bi bu fekkoon da nga ñëw tibb sol rek du garaaw quoi mais da ngay kii da ngay sëgg di tànn bu baax bi ak bu bon bi moo tax muy métti carrément moo tax balaa 18h rek dooñu naaj xëy sax ay 10h bu ñu commencé balaa heure bi day fekk ñu commencé sonn quoi si koor gi. waaw fii ñu fay saaku 100 francs 25 kilos bi bu dee saaku bu mag bi ñu fay la 200. ak état d'urgence bi ñu bari dañoo arrêté seen liggéey waaye moom mi coronavirus bi amul benn gàllankoor ci liggéeyam. waaw liggéey bi ni mu demee fi mu toll nii ñun à ce moment nii ñoo ngi ci mois Ramadan bi boole ak confinement bi war ñoo teewul ñoo ngi liggéey moom wax dëgg yàlla parce que à ce moment ñoo ngi ci période de travail bi quoi local bi génn na ñoo ngi liggéey ñun daan suñu liggéey taxawoon ñoo ngi liggéey carrément dëgg yàlla moom waaw. Babacar Diagne nag jafe-jafeem moo di saison njaayum soble bi nga xam ni dafay tëj ñaar jëm ba ñetti weer. Boubacar Dieng jërëjëf waxtu ndogu wi mu ngi ci 7h27 kon bougéegul mu ngi ci 19h27 wala juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki minutes ak juróom-ñaar salaatu gi mu ngi si 5h20 bu 5h du matin jotee ba tegal ñaar fukki minutes balaa ñoo àgg ci ndogu li nga xamante ni li si des daanaka tax ko ni barié ndax 27 ni mu leen ko waxee dañuy ànd ak seen série niki niñ ko baaxoo bés bu jot Teranga Sénégal ginnaaw gi daañu dikk ak yéen ba tey ci li des ci seen daje bi di Ndogu Total ci ITV. la Sénélec mi nga xam ni jamono yii seen kër di leer nañ ak seen télévision ngeen mën ko seetaan ndax courant bu doy Sénélec mi nga xam ni day liggéeyal Sénégal di liggéeyal bépp sénégalais Sénélec moo leen di ñaanal ndogu jàmm. CCBM yàgg indi ay innovation ci Sénégal yàgg indi ay bees ci Sénégal CCBM lépp loo xam ni Sénégal yi yittewoo nañ ko comptoir commercial Baramboub CCBM moo ko fi yàgg indi te it yàgg leen taxaw comptoir commercial Baramboub ñu koy wax CCBM moo leen di ñaanal meew ak jus Jaouda taxawu leen noppi pour gunge leen ci weeru koor gi di meew boo xam ne meewu qualité la meewu Jaouda moo leen di ñaanal ndogu jàmm Jaouda 77 641 73 86. le roi du tissu Kër Yaay lu ngeen sañse rek Kër Yaay la tissu bu ngeen di wut Kër Yaay le roi du tissu Kër Yaay nekk ca Tëngéej moo leen di ñaanal ndogu jàmm. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah alhamdulillah. Allô? Ouais. Excellent. D'accord, d'accord. Ça va? As. Na nga def. Ça va. yaa ngi ci jàmm. ana waa kër gi. na ngeen def ci koor gi. alhamdulilah. waa As bëgg naa ñu waxtaan ci sa doomi ndey sa xarit Aïcha. koor ren gi metti nit man lool sonn naa lool ci koor gi te dara waralu ko lu dul fu koor masaana jot man damay jël congé duma voyage duma dem fenn ci wetam laay toog ba koor bi jeex tàkk waaye ren gi wax dëgg yàlla mu nekk ci kër gi ma bëggoon nga jàpp ci lu mu laaj dinaa ko ko jox mu mën a ñibbisi jàpp la nit yu baax soo nag joxaguma la sa suukar koor ba léegi suukar koor moom joxaguma la ko am li bari na de.
ah déet yaa ko moom. merci. lii du dara fi ma la ko waxee rek jàpp ci rek mu ñëw lu mu laaj dinaa ko jox bu mu xam ne sax waxtaanoon naa ak yow. waaw maa ngi toog ay man maa ngi ñëw ah il faut jël. sama xol a neexul dara. tey da kaa ndog. baax na xëy na suba ma ñëw ndog si tey sama xol a naqari. toogal waay. maa ngi dem. waaw ok. kii yërëmoo ko. bàyyi ma kii. as baal ma gis. as nga baal ma lu ndaw rek laa la bëggoon a laaj sama digganteeg yow maa bëgg rek nga wax ma ay yàq bee mu yóbbu fan la koy yóbbu ak kan la koy jox. nga baal ma de mais loolu xaw ma ci dara te su ma sañoon nga laaj ko ko moom. dimbali ma rek wax ma. xaw ma ci dara laaj ko ko moo gën bu ma dugal ci loolu. baax sama xarit bàyyi noonu. ça va Fara. naaw. ça va yaa ngi si yaa ngi jàmm. jàmm. alhamdulilah. koor bi. ça va nii. alhamdulilah. waa ko moom wax rek lay def. yéen a toog fii di waxtaan ubbi buntu kër gi bàyyi ko nii ak jamono bu metti bii ah yéen di am ngeen fit li ngeen def dara gaañu ci de. tey kay moom génn moo tax kenn tëju ko. ah ñooñu def. conférence ko ngeen def. conférence ba neex kay. ci jàmm. li ma nekk conférence bi yëpp sama xel mu ngi ci yow dama xool su ma ñëwee dama lay woo. sa doomu ndey lii laa bëgg nga waxanteel ëppal na te lu ëpp tuuru. yaay naa la nga bàyyi loolu loolu wax nañ ci ba pare di ah bàyyil wax boobu. jëkkër sang la de dañ koy tarbiyu baax loolu nga ñu fekk ñuy waxtaanee dina dem mais il faut nga may ñu tuuti rek nga bàyyee ñu ak moom parce que am na yoo xamante ni moom bu ñu ko géré wul léegi bu ci duggaatee tamit day gën a pur parce que jëkkër boo xamante ni dafa mel ni meuble bu duggee fekk nga sañse du apprécier boo toggee du ne neex na sentiroo ni sax am nga jëkkër xam nga loolu tamit neexul léegi nag yow lenn rek ñu mën a may mooy nga bàyyee ñu ak moom du metti ñu rek la lu ndaw rek loo xam ne bu ñëwaatee dina ne cooc. waxuma ko moom yow laa waxal dinaa leen may de waaye du yàgg. dëkk bi métti na léegi. ak métti. scooter yi fooy jaar nii dóor daal. trop mais yàlla baax na. ngeen sante ko yàlla ndax koor moom bis bu ci fekk bu na rek bonus la da ngeen naan amin rek. amin waay may gi ci wér te ñëw. amin waay jërëjëf. yéen seen papa ko baax ñun ko yéen baax baay baax baay yéen nag moom day na xaw a calme daal ci bi moom fi ñëwee bu ba tey day na toog nii rek calme daal man bugguma lii ay calme yi nii bugguma ko yéen xaar sax ma defal leen ba xaar ma daaj ji leen tuuti kii sam benn xarit la judd na ba am 28 ans
amul dara moom amoon daal ay 100 francs 200 yooyu daal lay am léegi benn jour nag mu ne day wax ak yàlla ne da koy wax ni li mu war a am na ko jox sa waay jàpp ba set teg ci jaadaam taxaw julli tàllal loxo yàlla ne ko yow yàlla su fekkee li ma war a am maa ko moom jox ma ko tey naa ko ëppal ñaan dem bay lemmi si jaar ñëw fekk fa 25 mu xala ko di jooy daal wéy duma ko laal wéy duma ko laal ma dama di ko laal journée 50 francs baax na si moom xamu leen ban heure moo jot xanaa waaw bu dégg waaw 21h30 moo jot. en 21h30 en 21h30 kay bokk ci affaire yi. ma ñëw day père xaaral ma léewal la yow kii booy doy na رمضان يا شهر الحبيب أحييت روحي من مغيب. أيها المشاهدون الكرام من المسلمين والمسلمات، لقد حان بإذن الله عز وجل وقت الإفطار بدكر وما حوله صوما مقبولا وإفطارا شهيا. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. ey yàlla sunu boroom ñu ngi lay ñaan yërmande bu bawoo ci yow te sunu mbir yi ñu soobu nga defal ñu ci ndam. rogoyal katil rogoyal mad ci innu ke andona ten jego no faax na jam nda fexey bo nu jofele andona ten o ɓisa in i mbago mbad nu kaaga nu ke andona ko fokata in ten. allah joomam subhanahu wa taala min ñaagimami yurmede ma nde joomam subhanahu wa taala. allah joomam subhanahu wa taala min ñaagimama komin woni ko e dow mum komin naati ko allah joomam no kumtanta min ɗum e moƴƴere e kisal. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. O Lord, the most gracious, the merciful, our Lord Almighty, grant us from yourself mercy and prepare for us from our affair right guidance. meew ak jus Jaouda taxawu leen noppi pour gunge leen ci weeru koor gi di meew boo xam ne meewu qualité la ah meewu Jaouda moo leen di ñaanal ndogu jàmm. Jaouda 77 641 73 86. CCBM yàgg indi ay innovation ci Sénégal yàgg indi ay bees ci Sénégal CCBM lépp loo xam ni Sénégal yi yittewoo nañ ko comptoir commercial Bara Mboup CCBM moo ko fi yàgg indi te it yàgg leen taxaw comptoir commercial Bara Mboup ñu koy wax CCBM moo leen di ñaanal ndogu jàmm. Le roi du tissu Kër Yaay lu ngeen sañse rek Kër Yaay la tissu bu ngeen di wut Kër Yaay. Le roi du tissu Kër Yaay nekk ca Tëngéej moo leen di ñaanal ndogu jàmm.
la Sénélec mi nga xam ni jamono yii seen kër di leer nañ ak seen télévision ngeen mën ko seetaan ndax courant bu doy Sénélec mi nga xam ni day liggéeyal Sénégal di liggéeyal bépp sénégalais Sénélec moo leen di ñaanal ndogu jàmm. Enema Sanders est reconnu pour la qualité de ses pâtes. Enema Sanders, reconnu pour son travail exceptionnel, reconnu par les professionnels, vous souhaite un bon ndogu. warga Maam Jaara di warga bu neex warga Jaara Tulaay moo leen di ñaanal ndogu jàmm warga Maam Jaara 33 820 61 14 wala 77 814 36 36. مع القرآن ترتيل وذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله
تمدنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمر بعير وأنا به زعيم صدق الله العظيم مع القرآن ترتيل وذكر. jërë ngeen jëf mbokk yi gannaaw ndogul yi ak jullit timis gi ñu dellusiwaat ak yéen ci seen Ndogu Total ci ITV ni ma leen ko waxee woon ñu ngi ba tey ci yërmande bi nga xamante ni moom la ay bés bi làmbool ay bés bu njëkk bi di fukki fan yu njëkk yi ci koor gi bi ñuy dugg nii di ñëw mooy ay bés bi nga xamante ni mooy fukki fan yi digg bi mooy fukki fan yi nga xam ni njëggal la ko suñu borom jagleel yërmande gi nag yaatu na ndax li leen ni oustaz wala imam Moussa Fall nar a jukkil tey mu ngi jëm ci wàlluk yéene xam nga yéene bu fekkente ne ni suñu borom gis na ni ab jaamam yéene na nangam muy jëf ju baax bu fekkente ne jotu koo def dana ci am ab yool bu fekkente ne def na ko dana ci am yool bi fukkeel wala lu ko ëpp bu fekkente ne nag dafa xalaat safaan am yéene safaan googilee bu fekkente ne jotu koo def du ci am benn bàkkaar duñ ko toppee bu fekkente ne def na ko itamit benn dong lañ ko koy toppee kon loolu dafay gën a féddali di gën a firndeel yërmande nga xamante ne nii suñu borom subhanahu wa taala am na ko ci ay jaamam loolu yi la ñuy gën a yaatal tey ak imam Moussa Fall laataa ñu si agsi ak xibaar yi di ñëw léegi ak Adama Anouchka Ba dañ leen di dégtal ni ma leen ko waxoon ca njalbeenu Ndogu Total lépp lu jëm ci mbirum lingom muy citron lingom nag am na lu mu làmbool ci ay ferñeent rawatina si jamono yi nga xamante ne nii dañu yittewoo suñu yaram seeni soldat dëgër muy système immunitaire bi loolu nag dafay loo xamante ni dafa yittewoo vitamine C lu ñu bàkkee lingom la kon Sofia Ba dikk ci ay leeral ci ni mu gën a yaatoo ñu teewlu ko. ñaanal nag ndogu jàmm tey seen rubrique nutrition ñëwati na indi beneen waxtaan bu ñu indi tey moo di njëriñu limon nag fruit bi nga xam ni la dañ koy utiliser lu bëri fii Sénégal dinañ ko def ci suñu ñam dinañ ko def tamit ci lu ñuy naan ak yeneen façon docteurs yi ak nutritionniste dañuy recommander tamit ñu jëfandikoo limon waaye am na ay njëriñ yu bëri nga xam ni ñëpp xamuñu ko
déjà njëriñ bu njëkk bi mooy limon day dugg ci organisme yi raxas organes yi raxas estomac raxas intestin yooyu yëpp comme ça nga mun a digérer comme ni nga war a digérer maanaam nga mun a reesal sa ñam ni nga ko war a reesalee beneen njëriñ bu limon am mooy limon dafa bëri vitamine C vitamine C mooy vitamine boobu di ñëw jox la kattan jox la énergie ci journée bi permettre la nga mun a fonctionner bu baax même temps wu koor gi tamit am na njëriñ torop beneenu njëriñ tamitu limon moo di pour der bi limon day raxas der limon day nettoyer sa peau ba mu set day tax tamit sa peau set wecc moo tax nit ñi des fois di ko jëfandikoo di ko def ci seen kanam wala tamit ci ay masque parce que day dindi ay bactéries yooyu te nekk ci sa der da koy nettoyer waale beneen njëriñu limon nag ku nutritionniste yi di faral di wax moo di pour le foie limon day ñëw nettoyer toxines yi yëpp ba pare day produire benn élément bu tudd bile élément boobu day protéger ce foie pour ce foie gën a dëgër éliminer yenn jàngoro yi nga xam ni nit yi dañ koy faral di am ci foie bi limon tamit day ñëw xeex cancer moo di feebar boobu nga xam ni ba tey amuñu fajam waaye sooy jëfandikoo limon dafa bëri ay antioxydants te antioxydants yooyu ñooy ñëw xeex cancer bi wala prévenir maanaam cancer bi maanaam même soo amulee cancer day dëgëral sa yaram di créer ay antioxydants bi nga xam ni day xeex cancer boobu wala formation wu cellule yooyu te di joxe cancer moo di cellule cancérigène loolu la di docteur yi ak nutritionniste yi di faral di wax limon nag dafa riche en minéraux dafa am ay minéral yu ñuy naan potassium calcium ak fer citron nag dafa am dimbal ci production wu quantité wu fer boobu calcium yi tamit baax na torop ci doomu adama day daal di ñëw renforcer say yax xam ngeen ni fi mu ne nii dañoo nekk ci période coronavirus période Covid-19 médecins yi nee nañ citron bi baax na ci baat baax na ci tamit soj baax na ci tamit raxas bactéries yooyu te di ñëw di nekk sa bakkan wala ci sa baat moo tax ñoom ñuy recommandé ñuy faral di jëfandikoo limon bu bëri fii ci période bi parce que da lay dimbal éliminer ay bactéries éliminer tamit ay virus antiseptique la tamit bi nga xam ne mun nga ko utiliser pour nettoyage complet moo tax nag ñu leen di daal di wax ni citron war ngeen ko jëfandikoo war ngeen ko def ci say ñam citron tamit lu tax mu baax c'est parce que mun na ànd ak ay ñam yu bëri mun neen tamit def ko ci li ngeen di naan soo leen di naan kenkeliba wala café wala ataaya ngeen daal di jël citron bi def ko ci dafa baax a baax ci sa yaram citron bi tamit soo ko defee ci li ngay naan lu tàng après der bi tamit mun nga ko utiliser mun nga ko râper def ko ci say ñam wala nga def ko ci sa yaram day am solo bu baax da lay protéger ci bactéries yi ak ci virus yi bu baax a baax loolu nag moo di njëriñu limon ñu ngi leen di ñaanal wérgu yaram bu baax a baax ci période koor gi ak ci période coronavirus bi ngeen moytu bu baax a baax ngeen di jëfandikoo yooyu ñam ci nga xam ni da leen di dimbali seen organisme bi bu baax a baax ñu ngi leen di jox dig daje nag suba incha allah ci seen rubrique nutrition ci Total Ndogu ou ITV. jërëjëf Sophia Ba kon ñu fekki Adama Anouchka Ba ca studio information Adama salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. noppi nga dégg nga li Sophia wax ci lingom ji je pense que xam nga ne lingom lu bari vitamine C la. dañu ko yittewoo rawatina bu ñu ndogoo ba pare rawatina tamit si jamono ji nga xam ne dañu gën a yittewoo renforcer suñu système immunitaire n'est-ce pas. waaw am na solo ci jamonoy coronavirus bi te bu ñu koy faral di jël guddi tamit mun nañu permettre ñu gën a digérer. jërëjëf Adama ñu ngi lay xaar ci lu bari ci mbirum wér-gu-yaram ak ni ñu war a gën a fàggandikoo. ndax ci loolu yëpp baax la jërëjëf Adama ñu bàyyi la ak 19h45 bi. ci d'accord ba ci kanam. jërëjëf.
Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV. 19h45, le journal. Le coronavirus n'est pas prêt à quitter le sol sénégalais. Ce n'est surtout pas pour vous faire peur, mais il s'agit d'une réalité exprimée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr parle d'un combat d'endurance qui va se faire dans la durée. Le ministre de la Santé était en visite dans le sud du Sénégal. Aujourd'hui, regardez. Ziguinchor, effectivement, a démontré à la face du monde une très bonne maîtrise de la situation. J'aimerais féliciter le gouverneur de la région qui pilote le comité régional de gestion des épidémies, mais féliciter le directeur de l'hôpital, mais surtout féliciter donc l'équipe que conduit le professeur qui aujourd'hui, dans son speech, a démontré que véritablement la situation est bien maîtrisée. Nous avons amené tout le matériel nécessaire en termes d'équipement, mais aussi en termes de moyens de plateau pour améliorer les conditions de travail. Nous avons aussi évalué pour voir comment, dans la durée, continuer effectivement à apporter le soutien matériel nécessaire pour le centre de Ziguinchor. Parce qu'en réalité, ce combat-là est un combat d'endurance. C'est un combat dans la durée. Il ne faut pas relâcher. Il faut toujours regarder ce que nous sommes en train de faire et apporter toujours le soutien matériel en ressources humaines, mais tout le soutien même psychologique, parce que ce que j'ai fait ce matin relève aussi de cela, parce que les gens se battent de la manière remarquable. Il était important que je vienne leur apporter le message du chef de l'État. Je vous remercie. Et ça y est, le Sénégal a atteint la barre des 1000 contaminations au coronavirus. Ce vendredi, 91 personnes sont testées positives, ce qui porte à 1024 le nombre de cas déclarés positifs depuis le début de la pandémie le 2 mars dernier. Le point du jour avec la directrice de la santé, Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Sur 901 tests réalisés, 91 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,09%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 88 contacts suivis par nos services, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Castor 1, Darminam 1 et Saint-Louis 1. 22 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1024 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 356 guéris, 9 décédés, 1 évacué, et donc 658 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. On parle énormément de cas communautaires et ils se multiplient au quotidien. Et seule la stratégie avancée pourrait venir à bout de cette mode de transmission. Les mots de l'ingénieur en gestion de la formation Ibrahim Koulibaly, il en appelle à la responsabilité du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Entretien avec Baba Ndiaye et Mafalfal. La transmission communautaire est différente des cas communautaires. Parce que si on ne comprend pas bien le concept de transmission communautaire, on ne peut pas agir pour stopper, atténuer ce phénomène-là de transmission au niveau des populations. Donc, au Sénégal, très tôt, le 27 mars, on avait adressé une correspondance à l'endroit du département en charge de la santé, le ministère de la Santé. Il s'agissait de mettre en place une stratégie avancée. Une stratégie avancée parce qu'on a analysé l'ensemble des stratégies mises en place dans le cadre de la surveillance épidémiologique et on avait constaté que c'était quand même très très limité parce qu'il n'y avait que la veille téléphonique, les surveillances au niveau des frontières et les surveillances au niveau des formations sanitaires. Donc, étant donné que la propagation est en train de se faire au niveau communautaire, il serait opportun, on a juste
pensé qu'il serait opportun de se déplacer, d'aller vers ces communautés-là pour identifier, comme l'a recommandé l'OMS depuis le 17 janvier, les cas suspects au sein de ces communautés. Donc, je lance appel à M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui est le ministre de la Santé et de l'Action sociale, à venir pour qu'on puisse mettre en œuvre ensemble cette stratégie avancée qui va stopper la propagation des cas de transmission communautaire, qui est pour le moment l'un des urgences qu'il faudrait vraiment stopper. Et le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations des forces Covid-19 a tenu sa première réunion hier. La transparence, le maître mot dans le discours de son président, le général de division François Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Échanger sur des questions essentielles. Il s'agissait notamment de définir le cadre de travail, les termes de référence ou les règles de fonctionnement, de définir les outils et les techniques d'évaluation et de suivi, de définir également le chronogramme pour les prochaines activités sur le terrain qui auront bientôt lieu, disons, début de semaine prochaine. Pour la prochaine réunion, nous allons partager donc les informations contenues dans les plateformes des ministères membres du comité technique, notamment le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances et les autres ministères qui sont chargés d'exécuter le programme. Ces ministères-là donc ont donné des chiffres ce matin, une mise à jour, un point de situation qu'il s'agira d'affiner afin de nous permettre de jouer notre rôle et de faire notre travail de suivi et d'évaluation. Les écoles coraniques ne sont surtout pas oubliées dans le plan de riposte et de soutien national. À Touba, le commandant de la police de Gouy-Minde a effectué des visites dans plusieurs écoles coraniques, des visites de sensibilisation à l'endroit des maîtres coraniques sur la maladie. Gorandaklo et Tierno Faye pour le compte-rendu. Le commandant de la police de Gouy-Minde ressuscite la police de proximité à Touba, d'où sa visite effectuée dans différentes écoles coraniques. Selon le commandant de Gouy-Minde, les maîtres coraniques doivent être sensibilisés davantage en cette période de crise sanitaire. La police de proximité est démarrée vers les années 2000 à Dakar. Donc il y avait des comètes d'intervention à tout instant. Donc actuellement, c'est ce qu'on a éveillé. On a vu que pour parer à ces éventualités, à la lutte contre la grande délinquance, au grand banditisme et à cette maladie, donc il faut faire une police de proximité, c'est-à-dire sensibiliser, informer, s'il le faut réprimer la population pour que au moins cette maladie quitte notre pays ou bien quitte notre zone qui est Touba. Une tribune pour ce infirmier à la retraite d'inviter la municipalité à accompagner les écoles coraniques. La mairie doit accompagner les daras car c'est anormal de laisser des enfants dans de pareilles conditions. Je n'ai jamais pensé qu'un tel manque d'hygiène existe dans ces daras. C'est pourquoi nous réitérons notre engagement pour soutenir l'initiative du commandant. À cet effet, Touba reste le second épicentre de la pandémie du coronavirus, d'où l'inquiétude de Sendayou Dara. J'invite les pères de famille à ne pas laisser les enfants déambuler les rues pendant la nuit car ce n'est même pas sûr et je profite de l'occasion pour inviter les femmes surtout à aider les enfants talibés en cette période de crise sanitaire. Avec un nombre élevé de cas positifs au Covid-19, bonne volonté et autorités administratives poursuivent les campagnes de sensibilisation pour enrayer la propagation du coronavirus. Merci beaucoup Gorandaklo. Nous sommes le 1er mai, une fête du travail très particulière pour nous tous en raison de la crise sanitaire inédite qui secoue toute la planète Terre.
Elle est encore plus particulière pour les professionnels de la santé au cœur de cette crise justement. Et en ce 1er mai, le coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé dénonce des conditions actuelles de travail très difficiles. Chersek répond à Elhadj Malick Cissé. Aujourd'hui, le personnel de la santé vit des situations difficiles bien avant cette crise et continue encore. Bon, c'est marqué par l'insuffisance de personnel. Vous savez, dans la fonction publique sénégalaise, l'État pratiquement ne recrute pas. Et si on parle même de l'absence de recrutement, il y a l'absence aussi de la formation. C'est valable pour l'ensemble des corps qui aujourd'hui constituent le noyau du travail qui se fait au niveau des structures sanitaires. Je veux parler de pas mal de corps de spécialité paramédicale, à savoir les techniciens supérieurs en néphro. Aujourd'hui, depuis presque 3 ans, on n'a pas ouvert le concours. Et ce sont ces mêmes personnes qui plangent avec l'ampleur des problèmes des insuffisances rénales. Donc, de l'insuffisance rénale, il faudra recruter ces mêmes personnes. C'est valable aussi pour les blocs opératoires où on manque considérablement de techniciens en anesthésie-réanimation. C'est valable aussi pour les laboratoires avec les biologistes. C'est valable aussi pour la kinésie dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle. Le personnel infirmier aussi est extrêmement insuffisant dans nos structures sanitaires. Vous allez aujourd'hui dans des hôpitaux comme le Dantec où ils ont presque 1200 agents. Il n'y a même pas 100 infirmiers d'État. C'est la même situation à Fann, c'est la même situation à l'hôpital Idriss Pouye. Et même dans le cadre de la formation, vous allez à l'INDSS aujourd'hui, vous ne verrez que 5 infirmiers en formation en première année et 15 sages-femmes en formation en première année, ce qui est insuffisant. Et cette année, pas de rassemblement, pas de festivités, mais surtout pas de cahier de doléances sur la table du chef de l'État. Malgré le contexte incertain, nous avons tout de même donné la parole à des travailleurs. Leur point de vue sur ce 1er mai 2020 très particulier dans ce reportage signé Abdulrahman Li. Il est quasi impossible de trouver un interlocuteur en cette fête du travail qui a coïncidé avec le mois de Ramadan dans un contexte pandémique. Le coronavirus s'impose dans le monde et change tous les programmes. Aucune manifestation n'est constatée dans la capitale sénégalaise. C'est le calme plat dans les rues de Dakar, surtout à Sacré-Cœur où se sont implantées plusieurs entreprises. Quelques minutes après, nous nous rendons là où les principales manifestations se tenaient tous les 1er mai. La place de la Nation fait ressortir la même atmosphère, l'inquiétude, une situation qui rend nostalgique certains travailleurs. Bien entendu, il y a une grande différence par rapport aux autres années. Ce matin, je me suis rendu à la place de l'Obélisque où je n'ai trouvé personne. Auparavant, nous prenions des affiches, nous marchions jusqu'au palais où nous déposions nos cahiers de doléances. Je ne vais pas vous le cacher, ça manque énormément. Vraiment, par rapport à l'année passée, quoi. Même si les centrales syndicales n'ont pas déposé leur cahier de doléances sur la table du chef de l'État, ce travailleur exprime ses préoccupations. Ceux qui ont des contrats, par exemple, voilà, donc l'employeur devra faire tout son possible pour leur verser leur salaire, parce que tout travail mérite salaire, mais ils ont un contrat qui leur lie. Voilà, donc maintenant, ceux qui n'ont pas de contrat, donc, et puis c'est la frange la plus élevée, donc c'est carrément compliqué pour l'employeur de faire face. Et puis les conséquences aussi, on le sait, c'est le chômage. Donc beaucoup de gens vont partir en chômage technique. Peut-être même ça peut durer, donc c'est compliqué. 1er mai 2020, une fête du travail, pas comme les autres. Abdulrahman Li, et nous terminons avec une évaluation provisoire. Le 2 mars dernier, alors que le coronavirus nous paraissait encore lointain, un premier cas a été signalé à Dakar. Ce samedi 2 mai va donc marquer 2 mois de lutte contre un ennemi invisible. Depuis lors, le virus a touché 11 régions du Sénégal et mis aux arrêts tous les secteurs d'activité sans exception. Et Seikou Seydi nous rappelle tout ce qui s'est passé depuis lors. Le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus, un cas importé. Il s'agissait d'un Français de 54 ans, 60 jours, que le monde de la médecine lutte contre une petite molécule qui, jusqu'à ce jour, constitue une menace planétaire.
Les jours se succèdent et se rassemblent et les cas augmentent. Pendant presque un mois, le pays a résisté au virus. Ce n'est qu'au 31 mars que le Sénégal enregistre son premier décès lié au coronavirus en la personne de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Depuis, le coronavirus continue de se répandre dans le pays malgré tous les plans de riposte mis en place par l'État du Sénégal. En 2 mois, le coronavirus a touché 1024 personnes et causé 9 décès. 650 sont toujours sous traitement dans 33 districts sanitaires et 356 sont déclarés guéris et un évacué qui est finalement décédé. Sur ces 1024 personnes affectées, les 826 sont des cas contacts, les 86 sont des cas importés. Les cas communautaires restent à ce jour la préoccupation majeure des autorités. Ils augmentent de jour en jour, 112 en 2 mois. La situation s'aggrave, le coronavirus se répand partout dans le pays. Il a touché 11 des 14 régions du Sénégal. Seul Kaffrine, Kédougou et Matam résistent encore, mais jusqu'à quand? Personne ne sait. En tout cas, le gouvernement du Sénégal continue de corser les mesures pour barrer la route au coronavirus. À ce jour, le coronavirus a touché 38 823 personnes en Afrique et causé 1632 décès. 53 des 54 pays africains sont désormais touchés par la Covid-19. Merci beaucoup Saïkou Seydi et notez que demain, le ministère de la Santé et de l'Action sociale va tenir un point de presse bilan à 10h. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Khalifa Diaraté dans quelques instants pour la suite de Total Dogo. Merci Djeredjef Armanouch Kaba et bon appétit. Alimam salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi ba tey ci ay bésu yërmande bi fukki fan yu njëkk yi. yërmande saa bu ñu xëyee rek. di gis ne yërmande yàlla moom dafa yaatu. ba ku am fu la tigi sax. foog naa ni doo am looy looy tiit wala looy jaax. ndax tey ñu ngi ci yéene. yéene nag bu fekkente ne ni yéene nga ko te defoo ko. bu baaxee nga am ak pay boo ko yéenee te defoo ko. bu bonee duñ la topp dara ma bàyyi la nga àggale li si des. waaw sant yàlla ni nga ko waxee dafa leer ba tey dafay nekkaat ci yërmande suñu borom. ginnaaw bu ñu nuyoo tabarakallahu téléspectateurs yëpp. suñu borom ci mbaaxam mu ngi wax ak jaam yi jaarle ko ci ban xadisun qudsi na in arada abdi an yamala sayiatan fala taktubuha alayhi xata yamalaha muy wax ak malaayka yi yéen ñiy bind bakkaar. xam nga nit da am ñaari malaka yu ko tiim wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi kii dafay xaar nga def lu bon mu bind kii xaar nga def lu baax mu bind mu wax ak kii def lu bon ne ko retardel sa échéance bu fas yéenee def lu bon ba bëgg koo tàmbali moom yàggu mu fomm bul bind waaye bu defee bindal benn su tuubee na effacel kii def lu baax nag mu ne ko bu xasee ba yéene lu baax rek bindal benn su defee bindal 10 waaye bul yem ci 10 bu persévérer ngay gën a ful ba mun na egg ba 700 points. gis nga loolu kon ñaari matière ngi ni yu jàkkaarloo. bi coefficient 10 la bi coefficient 1 la. moo tax malaayka yi dañuy jaxle yomal qiyam bu ñu gisee suñu borom sëkkatal jaam yi safara. maa salakakum fi saqar nan ngeen mënee sàggan ba dugg safara. ak ni yërmande yàlla yaatoo ku def lu baax am 10 ku def lu bon am benn boo ko tubee ñu bàll ko nu ngeen fexee ba benn yi ëpp fukk yi. su ko defee gars yi ne waaw ñun kat dañoo sàgganoon topp rey suñu temps ci ay détails daanuñu julli daanuñu joxe azaka ba yàlla dikk nag. waaye nag bu yàlla dikk ak yërmandeem sax mën na la ci yërëm dimbale la ba tabarakallah même boo tilimoon mu setal la. loolu je pense que jeunes yi am nañ si cër bu yaatu. effectivement parce que ñaare da ngay dégg ndaw su am sax fanweeri at. wala waxambaane bu am fanweeri at. boo ko nee màkk mu ne la xalaatoo bëgguma ko parce que pareeguma. xam nga pareeguma. di nga ko faral di dégg. pareeguma waa pareeguma ci lan. pareeguma ci nakk pour dem màkk. loolu erreur la parce que jaamu yàlla ki mu war mooy mukallaf. mukallaf mooy ko ñu togg jëf boo xasee ba nekk majeur yàlla la mu sant sa baay sant ko sa maam loolu la sant. donc parce que pareeguma mooy ëllëguma sama bopp. c'est ça moom mooy danger bi. ci bu ma demee màkk ba ñëw ndax dinaa mën a wàccoo ak. la mu waroon a wàccoo loolu erreur la xalaatu tuubeen la. ndax tuubeen dafa des ci ñun ba tey. léeg-léeg bu la gisee ngay julli gu bëri sax ñu ne xale bu julli gu bëri day gaaw a faatu. yi fi tuubeen la moo tax nañ ko moytu bu baax te xam ne yàlla fi mu la soxlaa mooy fi nga amee kattan. mën ko mu nekk farata boo amee alal boo ko defee def ko mu jeex. moo gën ngay xaar
bu demee ci imaamul Axdari nee na baat boobu xatta yahdiyanillah damay xaar ba yàlla gindi ma nee na min alamati shaqaa'i wal xislaani wa tamsil basira nee na mooy mandargay ku texee di koo xam ne du dugg aljana ba mu ku naan maa ngi xaar ba yàlla gindi ma maa ngi xaar yàlla kooku boo ko defee rek doo dem foog nga teel a song mbir mi rek taxaw ci insha allah parce que yàlla bay sa tool wallahi loolu moo am solo alors alimaam tey ñu ngi toll si juróom-ñetteelu guddi gi naafila bi tey nan lay tëddee waaw naafila bi nee na ñaari rakaa la benn sëlmal la raka bu nekk nag da nga ciy jàng fatiha benn yoon ak fukki yoon ak ñaar ci raka bu njëkk bi qul huwa allahu ahad fukki yoon ak ñaar raka ñaareel bi qul a'udhu bi rabbi nas nañ ku ko jàng nag dina am xéewal bu yaatoo yaatu mel ni jaamu na yàlla junney at mel ni itam tabarakallahu teral na ci wàllu xéewal communauté islamique bi yépp umma bi yépp mu jox leen xéewal te képp koo jox xéewal nag fi yëg mu koy digérer lu mu julli lu mu ñaan yàlla jox la ci sa quote-part. en réalité yàlla moom bëggul yóbbu kenn safara sax booy seet boo seetloo yal nañu yàlla boole ñëpp wallaay nit a sàggan rek yàlla lañu yàlla musal ci ñu bokk ci ñuy sàggan ba suñuy benn ëpp suñu fukk amin jërëjëf alimaam Moussa Fall ñu ngi lay gërëm di la sant ñu nekk ba tey ci ay bés yu yërmande bi tey ñu nekkoon ci yéene ku nekk xam na ni olof sax daf koy lépp naan yéene néeg la borom a cay fanaan rawatina bu ñu xamee tey ne boo yéenee lu bon benn nga ciy am te boo yéenee lu baax ala kulli haal di nga si am fukk ba si juróom-ñaari téeméer foog naa ne loolu am na solo ndax coefficient 7 la ni mu ko waxee loolu am na loo xamante ne nii doomu aadama bu ñu la ko waxee benn yoon waruñu kaa bamtuwaat ndax lu am solo la kon jërëjëf mbokk yi ñu daal di wéy ba nëgër nii ci seen émission ndogu total alimaam di ngeen ko dégg léegi si rajo bi mu ànd ak yéen ci weneen waxtaan ngeen mën a jokkoo ak moom ci yenn yi imaam tey ban thème ngay waxtaanee. tey ba tey ci makarimul axlaaq mooy les valeurs cardinales jikko yi ñuy séentu ci nit ku baax. jërëjëf alimaam kon ngeen déglu ko léegi ci 90.3 i rajo ci kanam tuuti ñu wëyal. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ana sa kurus. mu ngi sama poche. te loo indi. kurus laa andi xalifa kurus mu nekk li nga xam ne jullit yi dañ koy jëfandikoo lu bëri surtout ci weerum koor bi nga xam ne weerum ñaan la. donc dañu demoon seet ci tey borom kurus yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi xool nag ren meloon na ni daaw nag daaw moom neexoon na torop ci ñoom. ren am lu si juux bees. muy musiba bii di coronavirus. kon ñu dem nemmeeku jëkk dellusiwaat ci yaatal wi. kurus doon lu jullit ñi di jëfandikoo ngir def seen ay dikk saa suñu jullee wala sax saa su leen soobee loolu waral am na ñoo xam ni kurus rekk lañuy liggéey di ko jaay ñu yàgg ci gis seen bopp rawatina ci weerum koor bi nag li ni mel moo am ren. dox na moom mais nu mu doon doxee doxatu ko ndaxte ci feebar bi gis nga ci confinement bi ñu bari duñu ñëw encore. xaalis bi moom doxatul léegi moo tax waaw ñun moom suñu clients yi mën nañu négocier ak ñoom waaw ndaxte xam na problème bi dafa métti am ñoo xam ne dañuy bëgg te léegi seen doole du xaw a kii quoi mais dañuy dimbalante ci suñu biir waaw mais lu mu doon jar rek loolu njëriñ mais suñu ñëwee ñu négocier suñu biir suñu clients yi waaw clients yi moom fu ne la ñu jógee di ñëw. macha allah mais léegi moom dafa wàññeeku bu baax sax wàññeeku bu baax. jamono di dox ba kurus perle yi am yenn ca wet ba ñu duppee leen compteur wala kurus numérique ñenn ñi ci client yi taamu ko. kurusu perle yi dafa gudd ak kurus numérique yi nag mën naa ko yore te kenn du ko seetlu
may def samay zikr sax te kenn du ko xam looloo waral ma taamu ko. donc voilà. kurus lu mënul ñàkk la ci dundinu waay gëm yi mu bari ay façon bu ci nekk ak njëgam fii ci Sénégal nag nemmeeku nañu ñuy liggéey ci jaayum kurus yu takku ñooñee nag ren ci weerum koor gi taxuñu see gis seen bopp. Ousmane Mbagnick Sagna kurus la waaye kurus du kurus ndax nasin bi mën na uute. waaw nasin bi mën na uute dañ koy faral di gis fii ci tarixa yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal am na kurus yu ñuy wax kurus mburit am na kurus yu ñuy wax kurus tijaan ak xaada donc ci nasin bi mooy uute ak ci nombre de perles yi 99 la yële 100 la. mais am na kurus bu classique boo xam ni pour ñëpp la. waaw mooy 33 33 33 bi boobu moom mooy classique bi moo def 99. donc boobu moom ku ne mën nga ko. 99 wala 100. 99. ah bon du 100. CD bi mooy 100. ah CD bi 100. tout ça waaw c'est vrai que boo defee ñaar nga wax 33 33 30 waaw baax na. calcul mental la de comme yaa ko wàññi. confirmé nga wala confirmé ko donc noonu la bu ñu jógee tam ci xeetu ci différence ni ñu koy nasee am na tamit ci matière yi parce que kurus perle la mais perle yi aussi du yëpp a bokk am na bu ñuy woowee njalabaan. donc jalabaan mooy xànq bi. waaw donc boobu aussi nit yi bëgg nañ ko torop am na boo xam ne ñu ngi koy wax kukku tamit. xeetu kurus la dafa am sax lu ñuy wax ci ginnaaw naan kurusu kukku moom boo ci wirdee li nga ñaan yàlla daf koy ful. kukku par rapport ak couleur bi wala. non perle bi moo tudd bant bi ñu koy kiiwee moo tudd kukk. donc dañuy wax kurus kukk donc am na aussi kurus peme yooyu nag jigéen ñi ñoo ëpp lu ñu koy utiliser kurus peme bi donc dañ ciy def ay. CD yi day am ay pompons. donc am na aussi yeneen perles yi nga xam ne c'est en argent yooyu ñoo gën a cher nu ñu utee matières yi également noonu la njëg bi utee. kurus dina jar ba 100 000 francs CFA ñaar fukki ba junni 250 000 waaw sax kurus da koy jar. donc tout dépend matière bi perles yu si nekk ak surtout provenance bi. waaw parce que jaaykat bi mu ngi koy wax am na ay kurus yoo xam ne fii lañ koy nasee ñoom seen bopp ñoo koy nasal seen bopp am na yoo xamante ne perles yi day ñëw ñoom ñu continuer nas bi am ñoo xam ne dañ koy andi noonu du jar ñu si laalaat dara donc dina jóge Mali dina jóge Côte d'Ivoire am na yoo xam ne Màkka lay jóge. mais ren coronavirus bi xaw na gàllankoor mbir mu wala. effectivement nee nañ gaa ñu ngi jaay mais gënoon na fee neex nit yi en plus ñoom dañoo nekk en face mosquée bi ñi daan ñëw di julli si saa yu ñëwee dañuy ñëw jënd mais comme léegi mosquée gi dañ ko tëj duñu gisatuñu nit ñu bëri xanaa nit romb rek fàttaliku wala ñu ñëw naslu jël seen kurusu daaw yi kiiwaat ko fasaat ko donc coronavirus bi laal na leen tuuti ñoom jaaykatu kurus yi. jërëjëf Ousmane Mbagnick Sagna. merci ba suba incha allah. ba suba incha allah jërëjëf kon ñu wéy ci seen ndogu total ci ITV si kanam tuuti daañu dem ba ca Médina dalal ASC Jàppo ba nekk sa koñ ba mu ak président ba mu àgge ñu anam yi nga xam ne noonu la ñu taxawee ci xeex bi moom Bassirou Gueye tey jii moom mooy suñu gan ci ITV. asalaamaaleykum Bassirou Gueye. Bassirou yaa ngi Médina seen équipe boobule di Jàppo ci ban angle la nekk lan mooy rue bi mu nekk lan mooy délimitation bi. ASC Jàppo bu Médina mu ngi ci boori marché ci la nekk maanaam mu ngi commencé ci rue 25 jeexee ba rue 41 Blaise Diagne ba rue 22 foofu mooy suñu délimitation ASC. voilà donc daañu dikkaat léegi ak yow ci kanam tuuti waxtaane anam yi nga xam noonu ngeen toogee foofule ca Médina ak ni ngeen di soboo ci xeex bi ñu dellu siwaat xool ba xam ndax dégg-dégg bi dina gën a mën a neex Bassirou ndax yaa may dégg. voilà Bassirou yow yaa may dégg mais man maa la déggul bu baax alors Bassirou. voilà donc en attendant ñu jokkoo ak Bassirou ñu dem ba Guinée jamono ji Guinée Conakry askan wi nga xamante ñu ñoo fa nekk di askanu Sénégal ñu ngay sàkku njiitu réew mi daal di leen di jàppale ci anam yi nga xamante ni noonu la ñu daan toogee rawatina ci jamonoy weeru koor te weeru koor ren gi daal di uute lool ak yi ci jiitu ndax jàngoro yi ci juux kon ñu fekkee fa Mamadou Mactar soirée. bëri na secteur yoo xam ne nit ñi ñoo ngi say daan seeni doole
te feebar bi di coronavirus andil na leen ay jafe-jafe. Mamadou Sarr doon ab sénégalais te dëkk fii ci Guinée moom xam na ni ay risque kese moo nekk ci ñàkk respecté mesures yi la autorités yi digle. topp li ci sunu kii mooy topp consignes yi nga xam ne autorités yi ñu ngi koy joxe moytu rassemblement bi et puis di sol masque comme ni ñu koy defee nii parce que aussi dañ ko exiger nit ñi waaw parce que toujours la police mu ngi circuler ku solul masque ñu jàpp la da ngay fay 30 000 waaw à partir de 21h aussi ñëpp dugg ci kër yi kenn dootul circuler. ñoom ñi le ak lu ñu mënti def ngir mën a moytu nit ñi am feebar bi fii ci réew mi dafa mel na dañuy gënti yokku mu doon ab situation boo xam ne tiital na ñu bëri. tiital nañu lool ndax sax saa bu ñu xëyee dégg cas yoo xam ne day gën a yokk ak ñi ñu ne ñu ngi dans la nature di tourner ñoo xam ne dañu rëcc ci kii ba amuñu place finalement ñëw di dugg ci dëkk bi te loolu xamoo kan ak kan la donc surtout ñi nga xam ne aussi dañuy accueillir nit ñi tout le temps bon loolu xaw nañu tiital. tey jile du wér gi yaram kese la nit ñi di tiital waaye tamit seen koom-koom gile moo ngi am ay jafe-jafe yu bëri ndax coronavirus bile ñi ci gën a sonn ci période ramadan bile tailleur yi ci lañ bokk. waaw corona ak ramadan moom marqué na histoire boo xam ne kenn dootu ko fàtte surtout ñun ci suñu wàllu domaine ndax depuis corona dugg nga xam ne dañu interdit lépp luy rassemblement suñu liggéey ñun moom ci cérémonie lay déroulé moo tax képp kuy yëngu ci wàllu métier tailleur moom yaakaar naa ne kii moom dootoo ko fàtte ilaa yow mi din. Ibrahima Sall mi jóge ca Pikine tali bu bees moom ay karo lay jaay fii ñoom ñi lay xam ne dañoo tënku ci benn association ñu ngi xam le ne sénégalais yi nekk fii ci biir Guinée jotagum nañu seen ndimbal waaye benn jafe-jafe ju ñu am mooy nan la ñuy def ba jot ci koppar googee. mais bon condition yi ñu teg foofu yëpp mooy que ne il faut koo xamante ne xam nga feebar bi bu ko feebar bi dalee xam nga après ci lañ koy mën a jàppale wala mu am problème daal ci feebar mais pour man condition yëpp dafa metti daal condition yi war nañ ko xoolal parce que xaalis bi comme président génnee na ko rek pour sénégalais yi la rek dañu war a def le tout parce que fi mu toll nii kenn ku ci nekk yitteewu nga ko. Mamadou Sarr moom sax daa mujj soppi liggéeyam doon ab defarkatu masque ngir xool nu muy dundee ci jamono jile. moment bi président bi joxee ne délai tël bu àggee ku solul masque ñu jàpp la nga fay 30 000 boobu ci la tailleur yi soqali ko waat. waaw ci leen profité ñëpp ku ne ñaw loo ñaw nit ñi jënd ko. fi mu toll nii ci ab bés rek mën naa def lu toll ci téeméer ci ay masque lii mën koo dimbale ba fi mu toll nii mu mën a am ci lu mu jàppandeegum te xaarandi fii ak corona bi tu jóge ci réew mi. jërëjëf Mamadou Makhtar Souaré àndoon ak Cheikh Hassana Fall ci kàllaamay olof yi kon ñu dem ba Médina fekki fa suñu gan Bassirou Gaye Bassirou salaamaaleykum. salaamaaleykum. alors Bassirou yow yaay président bu ASC Jàppo bu Médina mais li ma lay njëkk a laaj mooy ana mayo bi Paris wala Paris mooy seen partenaire officiel. déedéet ba man nag du ma président ASC bi man maay le secrétaire général pardon secrétaire général oui tout à fait. le secrétaire général président ASC bi mu ngi tudd Paco Jackson Thiam. boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi. très bien yow yaay secrétaire général pardon alors secrétaire général ana mayo bi wala Paris moo leen sponsorisé dégguma li ngay wax en fait. dégguma la bu baax dinañ dellu siwaat léegi nii ci laaj bi suñu gan di secrétaire général bu ASC Jàppo bu Médina di Bassirou Gaye tey jii mooy ànd ak ñun ci anam yi nga xam ni noonu la ñu sooboo ci xeex bi xeexu coronavirus bi ak it anam yi nga xam ni noonu la ñu ci jéegoo ngir ñoom en tant que jeune dugg ci sensibilisation bi waaye tamit si mbooleem action bi nga xamante ne dina tax seen koñ daal di mucc ci jàngoro ji. ndax léegi jàppandi na Bassirou. allo. waaw Bassirou waaw maa ngi lay dégg Bassirou. waaw maa ngi lay dégg bu baax yow tamit maa ngi lay dégg bu baax Bassirou man maillot bi laa lay laaj la moo tax nga sol maillot Paris casquette Paris ana maillot Jàppo. waaw maillot Jàppo baa ngi ci biir dama ko bëggoon préparer mais xam ak
maa ngi jégalu rek mais xam naa ne bu beneen yoon incha allah dinaa ko def bu soobee yàlla. très bien alors seen ASC jàppoo foofu la ca Médina si ban délimitation la nekk xam Médina dañu naan rue nangam angle nangam. dëgg la balaa loolu sax maa ngi nuyoo ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy téléspectateurs yu ITV di leen gërëm di leen sant bu baax ci émission bi ngeen def bi ngeen ñëw def ak ñun waa ASC jàppoo ñun nag suñu délimitation mu ngi commencé ci à la rue 25 rue 25 la jóge dem ba à la rue 41 muy l'avenue Blaise Diagne ba la rue 22 foofu mooy suñu délimitation ñun waa ASC jàppoo. noonu lañ tëddee ñun suñu délimitation bi foofu la. alors seen palmarès ni mu tëddee ñaata coupe ngeen jël. depuis ba ñuy ASC bi nag ASC bi dafa am fu mu doore woon avant muy nekk ASC jàppoo. moom ASC bi ci ni ñu ko njëkk a xamee mooy les enfants de Mami Cissé mooy doomu yaay Cissé. foofu la njëkk a sosoo. après boobu nag doomu yaay Cissé bi ñu demee ay jamono ASC bi jëlul coupe ba ñuy dox ba ñu yàgg ñu ne dañuy créer beneen ASC ci biir bu tudd ASC Jekkonoor boobu mooy turu cosaan bi mooy Jekkonoor bi ñuy créer Jekkonoor nag après mu am ñaari équipe ci biir quartier bi léegi bi ñu ko defee après dañ ne woon nañ ko tas bu ñu ko tasee léegi nag dañ koy tuddee entente Jekkonoor doomu yaay Cissé ba léegi bi ñu demee loolu aussi réglé wul problème bi ñu dem ba ay jëmmi jamono encore équipe bi jëlul coupe chaque fois bu ñu demee ñu toog premier tour wala ñu toog quart de finale wala demi finale ñu ne nañ jéem a changé waat tour bi une troisième fois tuddee ko ASC jàppoo loolu moo indi ASC jàppoo mais bi mu tuddee doomu yaay Cissé nag ci jamono yooyu joué nañ fi suñu première finale en 79 lañ ko joué ak suñu naataango yi ñu dendal ñun waa ASC jàkko ASC Jekko ñu gagné par 3-1 ñu dajewaat ak ñoom une deuxième fois en 1986 ñu gagnéwaat ñu en finale aussi ñu gagnéwaat ñu 2-1 bi ñu demee nag ba 1989 ñu dajewaat ak ñoom encore ci beneen édition nawetaan en finale aussi ñu dóor ñu 1-0 ce qui veut dire que daal ñoom yaboon nañ ñu trop ci finale finale yi ñu daje ñoom ñëpp dañoo gagné benn bi 3-1 benn bi 2-1 benn bi 1-0 yàlla dogal aussi en 2002 aussi ñu demaat finale bi ñu demee finale ñu daje waa ASC Mbëti Pom ñu defoon 1 but partout ba fin bi ba temps réglementaire bi jeex après ñu dem au tir au but ñoom ñu gagné ñu ce qui veut dire que ñun suñu équipe daal ci jamono yooyu dañu rayante dañu daan équipe bu baax mais amaguñu woon chance liñ naan nag l'appétit vient en mangeant bi ñu demee ba en 2006 ci la yàlla suñu borom bi dara tëwul nag ne ren jii laa doon xaare waa ASC jàppoo pour jox leen seen première trophée zonal en 2006 daal ci lañ door a jël suñu premier trophée zonal. très bien alors jamono ji nga xamante ni daanaka match international contre le coronavirus ci seen biir koñ ASC jàppoo ci délimitation bi nga joxe léegi nan ngeen sooboo ci xeex bi en tant que association de jeunes bi ñu dooree ba nëgër nii. waaw d'accord ñun nag ci suñu politique bi ñu def mooy ci sensibilisation bi mooy ñuy imposer ñëpp à ce que ñuy respecter les mesures barrières li nga xam ne moom la ñu ko ministre de la santé bi wax mooy ñi nga xam ne personne médicale bi nekk autour à travers le Sénégal ñu ngi koy wax au niveau de la télévision ñu ne nañ ko respecter ñun ci yooyu lañ nekk président ASC bi sax muy Paco Jackson Thiam chaque jour bu ñëwee moom day indi ay masques day jënd ay masques am daal di ko indi di ko distribuer population yi barki démb bu yàggul rek moom jëndoon na ay savon jëndaat ay javel ak ay gel antiseptique yu muy jox ay gel antiseptique yi daal di ko wër di ko joxe moom ci boppam mooy defal boppam sensibilisation te bu ñuy distribuer aussi ay kii moom mooy dem ci boppam di ko joxe maanaam masque yeeg gel yeeg savon yeeg yëpp moom ci boppam moo koy def ànd ak groupe bi ñu àndandoo ñu ñëpp wër quartier bi ku ci ne ñu dem jox la ñun nag noonu la ñuy liggéey suñu biir secteur ànd ci aussi ak ki nga xam ne mooy le maire Bamba Fall xam nga Bamba Fall moom ci jëm boppam nag même bu dul en tant que maire mais en tant que habitant de la Médina moom fii jàppoo fii la sosoo te fii la dëkk. alors concrètement te ñun am nañ chance boo xam ne aussi. concrètement lu ngeen def. pour matérialiser dogal yooyu nga xamante ni wala ndénkaan yooyu bàyyi ko ci makkaanu joriñ ji concrètement lu ngeen def pour matérialiser ko ci koñ bi. waaw pour matérialiser ko ñun daal ñu ngi joxe ay masques daal ay masques ñu ngi koy distribuer ay savon di jeter ay gel
te nit ñëpp du ñu tàyyi nag ci chaque jour nag di waxtaan ak nit ñi du chaque jour ñu ngi wër di waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser ci li nga xam ne mooy Covid 19 bi. gis nañu ne seen koñ bokk na si koñ yi nga xamante ni xëy na ci moment couvre-feu bi amoon na lenn ci ay débordement instant boobu noonu est-ce que joué ngeen si benn rôle précis ak jamono ji ban situation ngeen ñu si mën a jox. voilà coow li nag bëri woon na trop waaye dama bëgg population bi ñu xam ne Médina dafa nekk secteur boo xam ne surtout suñu zone bi pratiquement boo doon seet foofu la affaire bi amee woon. Médina mooy doon dëkkuwaay boo xam ne képp kuy dem foo munti jóge Dakar di war a dem beneen gox Médina ngay jaar Médina yàlla may nañu lotissement boo xam ne pratiquement may ko diwaan yu bëri ñun fépp foo dem tali yi defar nañ ko tali yee ngi leer mbedd yee ngi am ay lampe ay lumière te mënoo jóge Dakar mënoo jóge biir ville Dakar di dem HLM wala ngay dem Fass wala ngay dem beneen feneen Colobane te jaaroo Centenaire wala nga jaar à la rue 22 wala nga jaar à l'avenue Blaise Diagne wala nga jaar Corniche te loolu yëpp ci Médina la bokk. pour problème mu débordement bi nga xam ne nag moom la ñu waxoon ne temps yi amoon na fi benn dibiteri bu nekkoon fii ci rue 22 bi à la rue 23 angle 22 moom moo tàkkoon te xam nga tàkk-tàkk bu amee rek il faut nit ñi génn tamit indi wàllu bi nit ñi tamit génnee ba dibiteri bi tàkkee population bi jeunesse bi yëpp daw nañ génn jàppale ñu gars yi balaa sapeur pompier di ñëw nañu. daal di fay lakk gi après ci la maire Bamba Fall yegsee moom ci jëmmi boppam sax moom moo woon sapeur pompier sax ba ñu ñëw mu sensibiliser nit ñi boobu nit ñaa ngi fa fees del mu ne dellu leen seen i kër très bien donc même lu ko jiitu même lu ko jiitu amoon na quand même quelques résistances ci quartier bi est-ce que am na benn rôle bu précis bu ngeen si jouer ak la mooy situation bi actuellement. waaw d'accord ñun suñu rôle mooy lenn chaque fois bu ñu toogee fii entre nous. du ñu toog sax en groupe parce que loolu dañ koy tere malgré maladie bi dañ koy tere loolu nee nañ feebar bi bëgg ko mais à chaque fois gis nga bu ñu toogee fii ñun Paco Jackson le président de l'ASC day wër day naan gars yi bàyyi leen groupe bi moytu leen lii def leen nii ñun joué nañ ci rôle bu rëy parce que ñun à chaque fois dañuy gisee xam nga jàppoo moom mooy quartier boo xam ne chaque fois doomu aadama dañuy daje te ñun fii ñun ñëpp a xamante donc dafa fois dañuy gisee bu ñu gisee dañuy toog waxtaan daal di sensibiliser nit ñi ne leen jàppale leen seen bopp boo leen jàppalee seen bopp mel na ni jàppale ngeen ñeneen ñi ci des ndax xam nga ne cas communautaire yi actuellement bëri na trop. bëri na trop ci wàllu xeex bi foofu ca Médina pour terminer si jamono yi ñu toll nii yéen si seen wàllu bopp lan mooy li nga xamante ni moom moo leen ci li nga xamante ni ba tey bu ngeen sañoon mu am te ba tey mënu leen fexe ba matale ko lu mu doon. maanaam ci mbirum xeex bi. waaw. est-ce que am na luy xew foofu la si koñ bi wala lu fay am ba tey loo xamante ni méngoowul ak charte yi ñu digle ak lan moo leen téye jamono jii ci li ngeen bëggoon matale foofu te mataleegu leen ko. léegi importance bu capital bi daal mooy li nga xam ne moom la maire bi réussir muy la maire Bamba Fall ma koy defal mention spéciale par rapport ak li nga xam ne marché bi def na ko maanaam teggi foofu nga xam ne foofu ni mu meloon de la rue 19 jusqu'à la rue 25 li ngay wax ni yëpp mooy li ñu def mu baax ñu teg ci bët ñu xam ne njariñ la maintenant li nga xamante ne war nañ see jóg maanaam li nga xamante ne jamono ji mu ngi foofu bëgg ngeen ko toxal te mënu leen ko toxal. fan fii ci ASC mais bëriwul de pratiquement boo dee xool fii lépp mat na de ndax nit ñi sensibiliser nañ leen ñun daal bu doon suñu sago daal matériel bi daal na gën a yokku rek bu ñu amoon ay masque am ay savon am ay gel encore une fois rek loolu rek moom mooy suñu problème mais du leneen te am nañ ko ba pare bu ñu lépp na dolleeku rek bu dolleeku woon daal loolu daal moo ñu gënal daal fu mu nekk nii suñu gox bi mais bu dul li ci des moom mooy nit ñëpp xam nañ feebar bi nu mu mel xam nañ réalité maladie bi te ñëpp ñu ko ñu ngi moytu loolu rek la fu mu nekk nii. mais li ci des moom lépp macha allah la mooy sa message bi ngay adressé mboolem jeunesse su jàppoo pour ñu tàggoowee ko. waaw di leen gërëm di leen sant bu baax di leen wax ne nii ñu jàppee ci xeexu Covid 19 bi nañ ko continuer te ñu jàpp bu baax gën a moytu surtout cas communautaire yi nga xam ne moom moo gën a bari actuellement nii mu ngi yokk di yokk ñu gën ci bàyyi xel yàlla dogal na nag fii jàpp moom macha allah yàlla suturaal nañu ci feebar bi. mooy profité encore ci occasion bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp
di remercier le maire Bamba Fall di remercier ki nga xam ne mooy le président Paco Diack chaque jour il est là hein moom chaque jour il est là di dund ak ñun li nga xam ne moom mooy réalité feebar bi di ñu sensibiliser di ñu waxtaan. jërëjëf Bassirou quartier bi ñëpp. ñu ngi lay gërëm di la sant Bassirou Gueye di secrétaire général bu ASC Jàppo bu Médina. ëllëg bu sooy suñu borom ñu àndat ak yéen ci beneen ànd xeex corona muy ayu bés bu njëkk bi ñu njëkk a làq ci weeru koor wi mu bokk ci fukki fanu yërmande yi bu sooy suñu borom daañu gën a yaatal ci yeneen ay bés yu ñu dëkkmal ci ayu bés bi nga xamante ni moom moo jëm ci lépp lu ñu jëm ci mbirum njéggale jóge ci suñu borom ak imam Moussa Fall kon mbokk yi jërë ngeen jëf ci ceetaan gi ñuy gërëm Abdoulaye Ndiaye mi ko jàppandil ànd ceeg Modou Diouf ak Damiyul Babacar Ndiaye ak Cheikhou Gueye di gërëm Assane Niang ci coordination bi di la ñaanal pananam jàmm ci kanam tuuti di ngeen ànd ak ganuk Cheikh Bou gannaaw gi ànd xeex corona ak Malick Thiandoum lu ko mooy iftaar ak Boubacar Diallo couvre-feu mën ngeen ko déglu ci rajo bi 90.3 à partir de 22h pananam jàmm ci ITV jërë ngeen jëf.